mooy am na loo xam ne nit mën na ko jàngal oustaz fan yi ci dëkk bii nu bokk dafa am lu xew ñu bari bëgg ko jàppee détail ndem si yàlla si gédeel saw yàlla na yàlla yokk yërmande ci moom da daan wax détail mooy mujj am taay république mooy li ñëpp bokk Thierno Alassane Sall lay wax république des valeurs man je parle plutôt des valeurs de la république république day am ay valeurs république day am ay principes république day am ay symboles comme république mooy li ñëpp bokk maanaam am na par exemple man nga ni le bien commun mbedd mu nga xam ne ñëpp a ciy jaar ñu war ko toppatoo war ko setal war ko sellal alal ji ñëpp bokk ak leneen ak leneen ak leneen mu am bis boo xam ne ñëpp a ko bokk muy bitu fête nationale muy 4 avril ci Sénégal boobu bis rek la ñëpp yem beneen bis boo jël dina am kuñ ko moomale wala ñuñ ko moomale moo xam màggal la moo xam gàmmu la moo xam pèlerinage Popenguine la moo xam anniversaire u nit la moo xam ab tudd la wala takk wala lu manti doon wala même bisu làmb ñu ni combat du siècle xam nga Sénégal moom dañu bëgg combat du siècle te ci même siècle bi am nañ ci combat du siècle yu bëri waaye fête nationale mooy bis bi nga xam ne sénégalais yëpp ci yem ñëpp ñoo ci tolloole mën na laa bañ a intéressé nag waaye teewul yow ak ñeneen yéen a ci yem mu am lu ñu ci sas mooy bu dee fu mel ne Thiès la maire de la ville ak président conseil départemental ñooy ñëwal waa dëkk bi yépp ci kanamu drapeau bi pour saluer drapeau bi ñu dem ñu installer leen mais yoon daf ñu wax bis biñ ñuy fal di ñu takkal laxasaay googu ñuy wax écharpe ne saa yoo tollee ci cérémonie officielle wala circonstance solennelle da nga ko war a takk maanaam du bu la neexee nga takku da nga ko war a takk gouverneur buy ñëw daa am lu mu war a sol ak nu la muy sol nu mu war a mel du lu ko neex mu sol commandant de zone buy ñëw daa am lu muy sol ak nu mu war a mel comme légion bu gendarmerie buy ñëw daa am lu muy sol ak la muy sol nu mu war a mel ña ñuy tappal médaille sax ci bis boobu daa am lu ñuy sol ak la ñuy sol nu mu war a mel loola lu ñu tëral la parce que loolu aussi ci république la bokk yow koo xamante ne jamono bi nga nekkee ci nguur nekk ministre d'État directeur de cabinet du président de la République nga dajale ñi nga xam ne ñoo doon doog a nekk député ci PDS pour ñuy waxtaane ñoom ni ñuy def ba taxawal bureau ñuy woote ne sëñ Bara Dolly mu ni Mbàkke nga ne ko fi Mbàkke amu fi président moo fi am parce que moom booba la mu jàpp mooy dafa defe ne république loolu la bi ñu takk loola écharpe te buñ la woowee dañ laa woo pas en tant que ancien premier ministre parce que bu doon loolu la da ngay dem directement ci tribune bi nga toog mën naa ne mais dañ la woo en tant que président conseil départemental kon ci dayo boobu la kon la ñu sas président conseil départemental mooy nga def ni maire ngeen takk écharpe soo ko xeebee bul ñëw wala nga bàyyi sa vice président ñëw comme ni mu amee woon ci 2015 2016 mu ñëw takkul ma ne xëy na njuumte la wala xëy na bi muy ñëw am na bisaab bu tuuru ci écharpe am wala lu mu mënti doon lu ne mën naa ne ma ne comme tey day doog a am nanu bàyyi noonu at ma ca topp muy daaw ma ñëw seet autorités yi ci dëkk bi tey am cër ci wàllu woowu ma wax ak ñoom ne nag na ngeen teel a wax ak ñi ngeen war a waxal ba nangam lii du am parce que c'est la république ndax bëgguma dara xew fa ñu jóg ñu koy dëkkal fu mu dëkkul ñu ni daañ ci jël matukaay waaye la xewoon 2016 xewaat 2017 te kenn waxu ci kenn ren ma teel a jóg nag wax ak ñooñ ne leen na mu demee woon dootuñu demee ñu ne daañu jël matukaay
mais normalement ba mu wàccee dañ ko waroon a continuer directement ci tribune bi wala ñu ne ko yëgaatal xëy na bi gën a rafet nag mooy yóbbu ko directement ci tribune bi comme moom def na loolu mooy république bi yoonam moom su ñëwee ci tribune bi pourquoi ma koy jógal lànk naa su ma ko defee sax dañ maa war a mere man parce que ça veut dire que nekk naa complice ci loolu ñëpp nag ci dëkk bi xamuñu loolu moom xam nga mën nañoo bañ a xam loi bi mais man comme xam naa ko te dox naa ci am na loo xam ne su ma ko defee mooy bokk naa ci ñi wéyal loolu tey ji nekk na débat mais ñëpp xam nañ ni li muy doy waar ba ma joxe loxo dama ko fay parce que jullit la avant affaire u maire avant may xam dara ci loi jullit laa te liñ ma jàngal mooy buñ la nuyoo da ngay fay donc fay naa ko mais xam nga ñiy wax ñëpp kenn lijjanti wu ci nag ne pourtant man de ba ma ñëwee te def la ma war a def lépp ñetti maire yi ma fa fekk xam nga jóguñu te kenn waxu ci pour wax la rek Sénégal ah te kenn waxu ci nag kenn waxu ci waaw loolu bu loolu amee moom gis naa journaliste interpellé ko ci loolu mu ne ko ndax am nga une question plus sérieuse kooku ne ko c'est très sérieux mu daw ko en pensant que man lay waxal te waxul ak man c'est parce que question la bu ko gêné parce que question la boo xam ne bu ca duggee day daanu mais nit nga bu fekkee da nga juum da ngay nangu ne da nga juum dafa am benn boroom xam-xam bu ñu wax Jetzinger mu ni d'une petite erreur on peut toujours faire une erreur monstrueuse il suffit d'y insister de lui trouver des justifications profondes de la mener à son terme waaye dafa am keneen ku ca teg ne l'homme intelligent n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur ces gens-là n'existent pas et ne peuvent pas exister celui-là est intelligent qui fait des erreurs et qui sait les réparer et vite Idriss Seck pour quelqu'un qui prétend nekk président de la République doit présenter des excuses au peuple sénégalais c'est ça la vérité puisque ni mu koy sàkkoo ci ñeneen saa yu jógee ne Macky Sall nii avant saa yu jógee Abdoulaye Wade nii saa yu jógee Abdou Diouf nii saa yu jógee ñëw nangam mais noonu nga amee sañ-sañu di leen interpeller ci ay li nga jàppee ne seeni manquement la mais su fekkee ne par rapport à une question essentielle j'allais dire une question fondamentale su fekkee da nga si juum da nga ci defee noo xam ne du noonu mais dafa jaadu nit ñi interpeller la ne la ni nga defee du nii da nga war a présenter des excuses puisque ñi koy jéem a défendre ñëpp déggoo ci kenn ku ne la ba mu ñëw takkoon na écharpe doo ci dégg kenn ku la ni yoon tegu ko mu takk écharpe c'est ça la vérité oustaz lii nag bu fekkoon ne 99,99% des Sénégalais dañu ci noppi man duma ci noppi puisque dafa bokk ci li nga xam ne mooy sama mission mooy li ma gëm laay wax loolu laa daan def ci jamono Abdou Diouf loolu laa doon def ci jamono Abdoulaye Wade di ko def ci jamono Macky Sall lépp loo xamante ni maa ngi ko gis ñu di ko def te jàpp naa ni baaxul ci Sénégal dama koy wax amul benn sikki sàkk ah tey nag suñu borom dogal na ngay suivre loolu yëpp dalal ñu tey ji ñu ñëwoon seet si la ma bëgg laa wax nit ñi man xam naa ni ci biir dëkk bi ni ma lay seetsee noonu la ñu bëri di seetsee xam naa it rôle yi ngay jouer ci defar nee naa la ba ànd ak président Macky Sall yombee defuma ko ndax jàngat bu ma jàngat ci lan mooy intérêt Sénégal tey bi mu jafee ci ñu bëri laa ko def ngir jàngat bu ma jàngat ci lan mooy intérêt Sénégal ci biir loolu nag dafa am ñeneen ñu ma fekk ñu jëpp nekk ci loolu man j'ai dit man duma koy transhumé j'ai dit au président Macky Sall ànduma ak yow politique dama ànd ak yow ci Sénégal Thiès et le reste du Sénégal ci intérêt Thiès ak intérêt sénégalais yi
donc suñu toogee di wax maak moom du ñu wax waxu politique ci loolu la ñuy wax ci plan de développement ville u Thiès ci yi nga xam ne moom mooy yittey sénégalais yi mbiru jàngalekat yi wax ci mbiru santé bi wax ci mbiru cheminots yi wax ci mbir yi nga xamante ni moo yitteel nit ñi ci yooyu laay wax ak moom te fas naa yéene it fexe ba ñiy représenté Thiès yëpp ci domaine yëpp te nga xamante ni bu ñu toogee ak moom danañ ko mën a wax li nga xam mooy yittee waa Thiès fas naa yéene fexe ba mu am jataay boo xam ne ñooñu ñëpp danañu teew maintenant nag comme dañoo jëm ci élection présidentielle képp koo xamante ni da ngaa jógoon pour bëgg Macky Sall ñu fal ko faw danaa lëkkaloog yow ñi nga xam ne ñoo ci doon yëngu te nekk ci biir parti ba faw ñu toogandoo xool nu ñuy tegee stratégie ndax wat gaal ak yëgoo ñi nga xam ne ñoo jóg fas yéene def loolu te nekkuñu ci APR aussi ñooñu faw ma waxtaan ak ñoom ndax wat gaal ak yëgoo ñi nga xam ne ñoo nekk aussi ci biir bennoo te bokkuñu APR te bokkuñu ci mouvement yooyu tamit te fas yéene ne moom la ñu bëgg élire en 2019 faw ma wax ak ñoom ndax wat gaal ak yëgoo bu boobaa suñu waxtaanee ci wàllu stratégie ñu fàtte lépp loo xam ne mën na indi ay wuute ci suñ biir loola danañ ko mën a jëfe moo xam ñoom Babacar Pascal ñoom ñing dégg nga ñoom Ablaye Dieye ñoom Habib Niang ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsable ci biir APR ak ñëpp ñi nga xamante ne ay responsable lu bennoo lañu moo xam au niveau local comme au niveau national loolu jaadu na ñu jéem a trouver nan la ñuy waxtaanee pour jëm ca loola man nag ci sama wàllu bopp suñu demee ba dépassé loolu maa ngi xamal nit ñi na deñ boobu may wax maanaam man ci na deñ boobu laa ne jàkkaarloog ci ñi ne ci na dem bi parce que ñii nekk ci na dem bi am na ci ñoo xam ne ils sont sincères je les respecte ndax seen position sincère am na ci ñoo xam ne ils ne sont pas sincères ndax man gëm naa ni dara yitteelu leen lu dul nguuru maintenant na deñ bi nag man ci laa ne am na ñoo xam ne bëgg nañ mu toog ñoom itam nguuroo leen intéressé mais man ku ma xam-xam ne nguur intéressé wu ma nguuru intéressé wu ma alal taxuma cee dugg leneen taxuma cee dugg lu dul yitte askan wi maanaam li baaxul ci Sénégal yi nag dina deñ te dinañ fexe ba li ma ko waxoon ne ko yoon wii nga jël du dem te présidence laa ko fekk ci jataay bu public RTS di ko jël muy séance solennelle d'ouverture du dialogue national ma ne ko defoon naa woy ne la yoon wii nga jël du dem te politiciens yooyu ma lay wax ne la ñooy mer gembu yi pourtant de 2012 ba muy doog a toog laa ko bind ne ko je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux. Ils sont prompts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou. ñooñu ñi jógoon di ko wutal ay noon te noon yooyu laa ne ko yoon woowu du dem man ñëpp xam nañu ne man ak Karim Wade mësuñu jaarootal mais bokk naa si ñi ko wax da nga koy libéré ngir lan mooy ancien régime bi kenn mënul taxaw ne Karim Wade rek lañ fi war a tëj li nga koy reproché bu dee loolu kese lañ koy tëje yow mën nañ la cee jàppe leneen li wut mooy yàlla xam na ni Wade am na fu mu jaar ak Macky Sall foo xamante ni mën naa attaqué Wade ci yooyu moom mënu ko def loolu laa ne ko yoon yooyu du dem te man duma wax waxee mën naa joxe cër nag ndax faluñu ma moom lañu fal waaye jàngat naa ci sama jaar-jaar ne loolu ma def 2012 wax ko mais ndem seetaan ko bàyyi ko ak politicien carriériste ak affairiste véré yi bokk na ci samay njuumte man waaw ndax bi ma jàngatee lu bëri man bokk na ci loolu samay njuumte maanaam am na loo xam ne su ma ko jàngatoon comme xam naa daf may déglu oustaz maanaam danaa dem nekk ci wetam ngir defante ak ces politiciens carriéristes et affairistes véreux ndax damaa bëgg mu deñ loola nag deñu ma ci maa ngi ci ba tey ànd ko ak kilifa yi nekk ci biir Sénégal te bëgg a gunge askan wi
ba li nga xam ne ñooy seen yitte ñu mën caa jot li nga xamante ni moo mën a doon jafe-jafe ci ñoon ñu mën koo dàq am nañu yaakaar ci seeni ñaan seeni xalaat ak seen gunge loolu yépp nag comme yéen xam ngeen nu ngeen xam ne amul lenn luñ ciy wax wala luñ ciy sàkku lu dul ngir njariñu Sénégal ak sénégalais yi